jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun itam waxtu xabaaru marax yi la gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni yawmal ashura wala tamxarit njanga ca tey jii Sénégal di ko màggal ku ne ak na nga koy màggaleem ñenn ci askan wi jàpp ne reere cere lu mënta ñàkk la aada réew mi la daañu ci ñëw incha allah ci biir xabaar yi moom cere jooju fa muy jaar ban mën koo xéwloo gudd aw yoon lool li ko tàmbalee ci soq ak foof ak sebet ba ci walloog tey ak la ko jiitu mooñ ngoogulem jeeg ju bari xëy na mënuñu ko am na ñu koy jaay ca ñuy dem donte ñenn itam ña ngi koy defar dañu ci ñëw incha allah xool ña koy liggéey fi ñu toll tembe liggéey ba nu muy demee ànd ci ak gëstu soxna Ami Diouf waaye itam ànd ak oustaz Mame Birame Pouy dañu ñu faram-fàcceel dëgg-dëgg lan mooy solos tam xarit ak lu mu ci suwaax dana ci bokk itam xabaaru marax yi leem car rapide bu ndefu ndànk dina génn kon bala mu yàgg dara ci biir capital bii di Ndakaaru lu ko indi mooy dañoo war a yeesal parc automobile bi ay at ñu koy wax waaye bi la yoon bu ndefu ndànk dina sotti li moo tax chauffeur ak apprenti seen ëllëg moo leen lënt jaaxle am jàpp ni seen liggéey la bëgg a xañ dañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi yatoom dañ ci bokk itam météo di wéy di xibaar nii waame yi dana wéy dooteeku ci biir Sénégal kon taw bi faaw muy ñëwandi donte yenn ci ay gox ci réew mi ngi tëmb baykat moom ma nga wone mbégte ci wàllu mel ministre bi dénk wàllu mbay mi professeur Moussa Baldé jàpp ne ñu ngi séentu mbay mu am solo mën naa dem ba mu am la ñu amoon daaw mbalu kopp daan ci ànd ak gëstu maam Abdou Kay Kassé nis ki ñuy song faram fàcce gi gërëm leen candi bi ak ñun ci ETV jégalu ci yeex bi ni yeex a door xabaaru marax yi du coobareem ñuy tàmbali faram fàcce gi soxal mbirum tam xarit yomal ashura Sénégal ña nga ca lu ni mel tax na ba ci aaday réew mi ñu bari taamu ca reere cere ku ne ak na nga koy defaree cere nag bokk ci ñam yi nga xamante ni bi bala nga koy xewlu dafa gudd aw yoon lool di ko tàmbalee ca dugub ja nga xam mënu caa ñàkk mooy jiitu soq baak foofu baak sebet baak la ca ajook mooñ ba ca la ko jiitu tay baak la ca aju loolu lépp tax na bam yenn ci soxna yi jàpp ni def nga yombul am na nag ñu koy jaay ci ko ñu defar ba noppi moo taxit sunu reporter Mame Ami Diouf def na doxantu xool ña koy jaay ana fu ñu toll ak commande reportage. ñu ngi fii ci Ouest Foire kër Fayeen yi file care tam xarit dañ koo fonk lool comme ni ko maam baaxoo di defee. ci digg ëtt bi Caba Fay ay rakam wër ko ñuy mooñ cere ji lu ëpp juróomi at muy amal njaay mi. à chaque fois su ma defaree clients yi laajte pilis may dolli sama loxo ndànk def na 5 ans cere bi comme ñun fii ñu dëkkee amul machine ak amuñu marché dañuy obligé dem ba fee marché Yoff fa la ñuy wolloo suñ sebetee fii si kër gi dañuy jël taxi dem Yoff wollu ji ñëwaat suñ ñëwee si la ñuy nekk di mooñ ak suñ paree nii dañ koy tay am na ay clientèle yu jigéen am na ay clients yu góor fii da nga nit day ñëw sax wax ma dafa bëgg cere parce que day dem voyage pour su ko mënee yóbbaale mu jeex ñu pare njëg li mi ngi aajoo ci client bi li mu soxla donte bénéfice bi demewul noonu. bon prix yi ins bi tamxarit bi nii damay def digg pan bi 5000 bu dee pan bi 10 000 su rombee digg bi 7000 alhamdulilah sant yàlla ñu ngi siy génn moom bénéfice bi amul doole lool mais sant yàlla ñu ngi siy génn lool. liggéey bi nag nekkul luy yomb. suñu sukkandikoo ci rakkam bi. waaw madame Fa mu ne metti na moom metti na parce que doo teel a tëdd te da ngay teel a yeewu mooy lu mu kii di nga yeewu 6 heures du matin. dem wala ñëw comme ni ma la wax sànq defar sungu fi ràcc ko pour bañ mu am benn yàqu boo xam ne nii da nga koy jaay client bi du ko neex mu delloo si la ko. ñu ci ëpp ci jigéen ñi tàmm du jënd cere ndax liggéey bi mu laaj dafa xaw a jafe jaaykat bi di ko def ci anam bu sell tax tabarami di client ma tàmm ko lool. cabal nam mu defee cere doomu cereem moo sew. araw caagareem dafa sew neex teg ci yaa ngi dégg ndax quantité sunguf bi muy jël amaana ñun ko kër gu ndaw lañ duñ ko mën a jël xam nga loolu la moo tax ma ñëw fii saa yi ma soxlaa rek daal di ñëw commandé. am na ñi nga xamante ne mën nañ ko am na ñi nga xamante ne mën nañu araw mën nañu mooñ mais ki nga xamante ne moom daf ko def métier te di ko def bu sell ñëpp dañuy daw wuti ko. bésub Ashura ñu gën koo xam ci tamxarit
ñuy màggal fukkeelu fan ci weer bu njëkk ci calendrier musulman fii ci Sénégal ñu koy amal ci cosaan ak aada xale di ci taajaboon. soxna maam Ami Diouf bu fekkente ni sant Fall ak Gaye ñu ngay màggal tam xarit tam ca cere doom bu sew mbaa doom bu dijj wala sax laa lay mbébék laa lay ñax moo ne bis bi la mu ëmb ay mbuur yeneen ma nga ceelu aaja xam imaam Biram Puy duñu faram fàcc dëgg-dëgg taarix bi ak it jullit bi naka la ko war a ma dundalee moom it ci teewlu kàddoom. tamxarit benn jamono la boo xamante ni bu am ci at bi c'est le boo ko exemple gën a simple la mu ngi mel ne rek nga ne fin d'année des musulmans ak début d'année comme ni nga naan 30 décembre ak jour de l'an donc le 9e ak le 10e dañuy dégg 9e ñuy wax Tasu'a 10e mooy Ashura muy tamxarit ak tamñarit démarqué aussi li nga xamante ne mooy début calendrier musulman yi nga xamante ne Umar ibn Khattab ak saxaaba yi ñoom ñoo ko tànn mu nekk début du calendrier musulman moo tax ñu ngi ci 1443 donc 1443. boo xoolee yoon saa salaam ñëwoon na fi nga xamante ne mooy Médine mu seetlu li nga xamante ne mooy lenn ci yahud yi ñu ko doon woor bi ñu leen laajee ñu ne dafa tombeeloon nag yàlla subhaanahu wa taala si la musula woon Moussa ci Firawna mooy biir Firawna di lab ci géej gi ñoom ñu ciy jéggu seen borom di koy si remercier yoon saa salaam mu ne Moussa mooma maanaam sama collègue prophète la maanaam Moussa sama collègue prophète la donc kon maa ngi rëy ci Moussa moo doon saa salaam wooroon fukkeelu moom mooy li nga xamante ne mooy 10e jour mu amoon yéene woor 9e bi mu bu ko fekkee dina ko woor loolu moo tax woor 9e bi ak 10e bi mu nekk ay sunna yoo xamante ni maanaam yoon saa salaam jàng na mi ngi wax sax maa ngi am yaakaar que woor ngeen koy woor yàlla subhaanahu wa taala mu effacé lañ ci bàkkaaru at. te yaakaar naa nit ñi teewoon na yàlla subhaanahu wa taala mu far seen ay bàkkaar kon jamono la boo xamante ne jamonoy jéggalu la jamonoy concentration la pour delluwaat sa borom bi jamonoy koor la waaye jamono boo xamante ni pour te faire un bilan parce que benn année bu jeex la duggaat ci beneen année kon liñ ci mën tënkee rek mooy c'est un moment boo xamante ni dafa war a concentré waat ci boromam jéggaluwaat ci boromam gën a waat préparer li nga xamante ne moo jëm ci kanam loolu mën ta tënk li nga xamante ne mooy. mu doon jamonoy dellu ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala jéggalu ko ñaan ko itam. mooy porox ndollu gu ku ne mën a porox ndollu ci bëccëg guddi yu ni mel xabaar yu wéy ak Ashura ak la mu ëmb fi ñu toll ni kon xaar leen ko tey ci 21h ci kam tuuti incha allah Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes dana yëkkati kàddoom kàddu yoo xamante ni bii da ngeen ko am incha allah en direct ci seen télévision ITV ak it mbooleem bàngaasu groupe E-Media ngeen mën ko taat incha allah fàttali leen ko 21h lay doon Serigne Babacar Sy Mansour wala jibal kàddoom daañu ci ànd ak yéen ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci beneen mbir soxal li nga xam si moo di kon nawet bii ndax bu ñu waxee cere naam am na lu ko àndal ndax baykat mu dugg ci gott bi toj àll bi ginnaaw gàddu gopp yi def la ca war ban mën koo xéewloo kon coono la ca nawet bi nag buñ ko waxee ndox mënu caa ñàkk météo daal dinay xibaar ni fi mu toll ni tembe jaww ji ba tey ubbeeku na ci sotti ay waame yu sakkan ci gox yu bari ci biir réew mi fagaru mënu caa ñàkk waaye nag nag xéewal ci baykat lu ni mel moo tax ministre bi ñu dénk gàncax gi ministre Moussa Baldé ni fi mu toll ni tembe kenn kàttan daañu ko def ba dimbali baykat la leen jàppale ca itam yaakaar am na ci ni daañu mën a am la woon daaw mbaa lu ko ëpp teewloo ko la mu dénk Mame Abdou Guèye Kassé ji nañu te comme ndax mi léegi ñëw na ak doole donc gàncax bi rafet na ñu ngi koy gis man mi maa ngi mi région Kolda fu may def samay tournée pour région bi ba tamxarit passé ñu commencé suñu tournée nationale mais ci li ma dégg ci ak rapport yi ma jot ci direction régionale de développement rural objectif yi ñu am ci campagne agricole bi incha allah dinañ ko am. xam nga daaw amoon nañu 3,7 millions tonnes céréales maanaam ci bay dundee ren bëgg nañu loolu mu ñëw ba 4 millions. daaw amoon nañu gerte 1,8 million tonnes ren li ñu bëgg mooy ñu am ñu jege 2 millions yi te gis nañu ne ren région Kolda te loolu la ci région yu bëri nit ñi li ñu ji ci gerte moo ëpp li ñu jiwoon daaw donc gëm nañ ni objectif boobu war nañ ko mën a am.
ndox bu wàccee it tamit léegi gàncax gi bokk na ca engrais bañ cay def baykat wala producteurs yi fi ñu toll nii am na njàqare ñenn ci ñoom ndax engrais bi taxu koo yomb noonu li ko waral mooy usine bi koy nal ci réew mi di ICS googule ngi jël engrais bi di tooke joojule tos bi di ko jaay leen ci ay réew yu nga xam ñoo ñu wër moo tax kon fi ñu toll nii tamit jaaxle am na jàpp ni waruñu def kéem kàttan ñoom nguur gi ba baykat gën a mën jot ci boobu lépp toos ngir mën a tal ay toolam ndax lu mu gën a naat gàncax gi gën a sakkan te kon njàmbat jeex ci réew mi kaddu Cheikh Cissé ak ITV. engrais bi ren xaw na nekk jafe-jafe ci moom ak partout foo ci dem moo ciy coow te loolu vraiment jaaxal nañu parce que ñun mënuñu d'accord ne usine engrais am na fi te mënuñu am engrais loolu nag ñu ngi dégg ne alors ICS moo jaay engrais Sénégal engrais bi ne nañ jaay nañ ko Mali jaay nañ ko Gambie jaay nañ ko yeneen pays yoo nga xam ne da nga maam pays limitrophes yi daal mais loolu c'est inadmissible te loolu responsabilité yi dañ ko war a situer parce que ñun mënuñ comprendre un directeur des UCS boo xam ne il est là-bas mën na fi nekk na plus de 20 ans depuis Kama moo nekk secrétaire général Djibril Ngom ñu def mu nekkaat secrétaire général après bi Djibril Ngom demee mu nekk le directeur général et que par contre da nga maam mu am une responsabilité pour jaay engrais Sénégal parce que y a la bénéfice y a du bénéfice bu bénéfice bu mu jaay moo ko tax a def je pense que ne loolu war na ko chuter pour da nga maam xam lu war a loolu pour mu def ko parce que suuf Sénégal bi fi mu nekk ni politique agricole bi boo amul engrais yaakaar naa ne du war a mën a dem. génn tool yi dugg ci école bi wax ci mbirum njàng ci Sénégal démb le président Macky Sall ci concours général bi la kàddoom wax ni fi mu toll nii tembeem li xew ci école Sénégal bi njàqare am na ca xeetu wuyute yàq toj bunduxatal jàngalekat elo di ko def mu ñu loolu faw ñu xool ci pexe mënta ñàkk ba mu ko jibalee rédaction bu ETV jàmbar na mbir mi ki nga xam si rek mooy suñu reporter Aïssatou Kane jot na xuus ci mbeddi Ndakaaru yi ñenn ci ñoom gis nag askan wi parents d'élèves ba ci jàngalekat seen gis-gis ci wàllu groupe reportage. saytu jàngu ndaw yi waxee fu ñëpp la du ay kàddu góor bi am juróom-ñaar fukki at te ànd kàddu yi ñiitum réew mi yëkkati si yarum ndaw yi. dafa am lu ci dugg cat bu ci dugg te cat boobu ci indiscipline la nekk. mënoo yar nit ki nag te amuloo yar. réew mi attention dina méttee defar trop léegi nag ku ci nekk na nga jël sa wàll président de la république jël wàllam. sëriñ si itam jël seeni wàll. Médina ca rue 31 angle 8 ab waxtaan bu tàng diggante ay ndaw. kenn si ñoom jàpp ni nguur bi moo deful waree fam ni ko waree. xale yi bu ñu defee loolu maanaam man si sama gis lépp day delluwaat si président de la république quoi parce que moom mooy njiitu réew mi dëkk. nun ndaw yi mel rek si mag ñi lañ ko gisee daal. ab yaay bu mbir bi jaaxal lañu taseel Gueule Tapée si gis-gisam ndaw yi dañuy def si ñoom yar bu baax bu ñu génnee teg leen gàcce. xale yu koy def du ma ne seen yaay yaru leen de parce que da nga yar sa doom si sa biir kër éduquer ko def ko mettre ko dans les bonnes conditions mu génn xale bi fireeku na yàlla létt ma ut yeneen i àndandoo mel beneen melokaan ndaxte yaay yi tamit. yaay moom deenan ba pare moom dañuy dox nii rek dama leer yàlla ni xale yooyu di xotti kaya yaag di def yooyu ku ci sa yaay xam ne yow yaa def nii am nga lu la naqari. ñu taseeg moom lu soriw dara rue 67 angle 54 Kader di ñaawlu ñàkk kilifteef waajur yi ak jàngalekat yi. amoon na enseignants les éducateurs amoon na mais léegi nan laa ko tuddee les gàncax laa ko tuddee parce que dañuy jàng. réussir ñu ci benn affaire ñu ne taxaw ma dem door vacataire tamit aussi tamit ci koñ yi aussi tamit da nga daan def dara sa xaritu pap wala sa moromu pap bu la gisee ngay def yooyu da lay jàpp dóor la doo ñeme dem sax wax sa kër ne dañ la dóor. si noonu ñiit réew mi di ñaax ñi seek ñàng beeg ñàngale bi famille yeeg association parents d'élèves yi ñu gën a farlu ak di saytu ñàngum ndaw yi ak seeni doxalin si biir l'école yi. xabaar yi wéy ci beneen mbir mi ngi soxal daw làq yu ci réewum Sénégal xam nga Sénégal fi mu nekk géographiquement ak jàmm ci fi am ñu bari ci réew yu ñu wër di sous région bi ñu ngi fii seen ay doom ne ci ay jafe-jafe ñëw Sénégal ngir daw làq ñoom nag ñu bari ci ñoom fi ñu toll nii tamit seen aw nekkin bari na ay nux lool ña nga woon ca buntu HR fii ci Ndakaaru def nañ fa ay fan boobaak léegi jonguroo ko sikk mu koy tam li ñu bëgg mooy nañ jot seen bataaxal këyit wi tax ñu ràññee leen ni nañu nekk ay daw làq maanaam ay réfugiés yu di mel nag boobaak léegi ñu ngi koy jooy sotteegul ñu xuus ànd ci ak gëstu Pape Dóor Faye
gannaaw semaine ngi daw làqu yi ña nga foofu toog ci mankaan bërëb bile di saytu daw làqu yi ca Mermoz ñu jóge ci ay réew yu bokkul lii de daw làqu ña nga toog ci buntu makkaan bile ñu fekk leen ñu toog ci ay carton ay kanam yu diis lool ivoirien libérien congolais yiñ ci gën a ràññi ñu ngay sàkku HCR xeetali leen bu ñu sukkandikoo ci Diomandé moom mile taxawaayam ci réew moo ko dab te ma ngay sàkku mun a dund bu ñoŋ. C'est de différents cas mais moi je suis là depuis 2012. man maa ngi ci Sénégal ci weeru juillet atum 2012 Gambie laa njëkkee bi ma jógee sama réew bi ma demee Gambie nag ma am problème ak réew mi Yaya Jammeh ci laa daal di ñëw fii Sénégal mais def naa demande d'asile waaye nguuru Sénégal da ko rejeté. Demande d'asile au niveau du gouvernement Sénégal la demande a été rejetée. Eugène moom daw làqu la gannaaw ñaar fukki at bi lépp Congolais daw réewam ndax ay xoqital mi ngi sàkku ci HCR mu xeetali ko ngir ëllëgam. Ça me fait déjà 20 ans que je suis réfugié ici. léegi mu mat ñaar fukki at bi ma ñëwee fii ba léegi wante fii lañ ma gën a bundu xataal que fi ma jógee te fi mu toll ni mënatuma dellu suma réew mu di Congo. Je me suis dit je ne peux plus encore repartir au Congo. bu ñu sukkandiku ci Myriam moom HCR moo ko indi Ndakaaru pour mu mën a faju gannaaw jafe-jafe yu mu jànkoonte ci feebaram bile ma nga waroon dem Canada waaye ba léegi antuwul. J'étais à Guinée-Bissau réfugié. J'ai tombé malade. Guinée-Bissau laa nekkoon daw làqu ginnaaw bi ma feebaree nag lañ ñu indi fii Sénégal HCR ñoo def li ni mel maa ngi war a dem Canada waaye boobaak léegi ñu ngi naan sa këyit yi dañoo réer ak xarale yu bees yi est-ce que loolu yenu na maana. Oh les dossiers ils ont disparu de ordinateur. Luka Topa moom ma ngay sàkku mën a dund bu ñoŋ bile doomu Côte d'Ivoire ma ngay xam ni carte HCR jëriñu ko dara ndaxte mënul sax ràññee puce bu ñu sukkandiko ci moom Sénégal réew bu moom boppam la waaye ma nga ñaawlu yéexital bu ñuy ràññee kayitu asile. La majorité des personnes qui sont. fii nag dawlaaxu yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ci bari ay dawlaaxu second mouvement lañu maanaam daal dañoo jóge woon benn réew bu ñu laaxatu woon ñëwaat ci beneen réew te fi mu toll nii nag fii Sénégal problème bi moo di traitement dossier yi dafay jël temps bu bari loolu te loolu arrangé wuñu. ci jamono jooju moom dawlaaxu yi ña nga foofu ci makkaanu HCR bile naam jot kilifa bànqaas bile jafe woon na lool. Pape Daouda Faye jaajëf xabaar yi wéy ci beneen mbir daanaka dina wax ni ban ko dalee wax yàgg na ci Sénégal ca mooy yeesal oto yu réew mi rapide génn ci Ndakaaru wala sax ci biir réew mi yëpp ndax màggataay gi foo ko takk jéggi na ko waxaat nañu ko lu ni mel nag moo tax jaaxle am na chauffeur apprenti client ku ci ne jàpp ni xëy na du yomb ñu bëgg fee seppe li nga xam mooy car rapide ndax daanaka dañoo bokk ci histoire u Sénégal te itam xëy na ci biir am na péex donte màggat gi am na ak accident yu bari yi ñu xuus ànd ci ak gëstu Pape Alioune Sarr. njiit yu bëri daal di wax ni car rapide yi dañ fiy jóge waaye ñoom dugg nañ sax ci biir musée. ñu mën leen a ràññee ci seen couleur jaune et bleu oto yi nga xam ni yàgg na lool duñu rouler te duñ fa fekk ñi nga xam ne mooy image joueur lutteur wala sax ñi nga xam ni mooy ay kilifa diine mu nekk symbole boo xam ne ci mi ngi am ci Sénégal ci biir nekk benn espace boo xam ne ci jafe na ngir mu am vitre ñàkk tamit li nga xam ni mooy kaaraange waaye lii yëpp taxul am ñu ko bëgg Mohamed daa ci bokk. su ma bëggee dem fii dama ci dugg yéeg normal du ma si xuloo du ma si xeex. li ma fay du bari quoi 100 francs rek teeg saam après nga fayal fukki dërëm muy 150. car rapide yi daw guddi ak bëccëg daal di jël yoon yoo xam ne ci moyen de transport yu bëri duñ fa jaar am disponibilité am tamit jàppalante ci biir Abdoulaye apprenti la mi ngi koy nettali. da leen di jàppale quoi des fois da nga gis koo xam ne foo juróom sax la yor te passe bi léegi 100 francs la foo wàcc 100 francs car rapide am na fi njëriñ trop billaahi heure bu ne lay daw day daw ba 1 heure du matin des fois. Jibi Njaay moom day dox di yuuxu jël ay pièces d'argent di ko dóor ci oto bi ngir am lii nga xam ne mooy client lii nag nekk benn stratégie boo xam ne ci dina tax mu mën cee génn. dépasse doo sàcc agressé woo yaa ngi ciy liggéey di tax sa doole di dugal sa poos loolu bu ñu ko tey ñu ne ay ndaw lañ ñëpp ay sénégalais la ay citoyen lañ ci lañ yaakaar nga na nga ko fiy jëlee loolu kay kon ñun mooy maanaam ñun suñ bëgg-bëgg sax. maanaam kon président bi ñun jàppale wuñ wala dara.
gouvernement yi di dem car rapide yi di fi des mu nekk moyen de transport en commun boo xam ne si ñu bëri dañoo wax ni dañoo war génn ci li nga xam ne mooy circulation Dakar waaye jamono ji jafe na autorité yi ñu def dem ci li nu mel. Pape Alioune Sarr jaajëf apprenti chauffeur di yuxu lu jàpp ni kon jële fi car rapide tax ñàkk liggéey waaye jàpp ni dina am tout le temps lu koy wuutu ndax oto bu dem beneen moo koy wuutal la ñuy wax mooy renouvellement maanaam yesal oto yi ci biir réewum Sénégal gërëm ko bu baax ci gëstu bu ni mel fàttaliwaat leen ni kon xabaar yi fi ñu ko tëjee waaye information phare bi ci ñëpp war a xaar ci ngoon gi mooy kaddu yi Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes dana amal déclaration incha allah bu 21h jotee ITV ak bangaasam dana leen ko tegal incha allah en direct ngeen man ko bokk déglu kon ba ci kanam incha allah ñaan leen ñu bokk fanaan jàmm delluwaat di ñaanal ñu fekk ay déwéni yi nga xamoo di yow man assura bi di wax ñu sant Fall ak Gaye nan def ndànk ci wàllum cere jim jàngeen jëf illa li xaa